Oustaz Alioune Sall di la nuyu di la dalal di la ziar. Mouhamad maa ngi lay delloo nuyu di la ziar di ziar sa waa jotaay bi yëpp. kenn rek laa fi ziarut. maa ngi ci des ñëpp maa ngi leen di ziar. waaw ziar nga ko kay. kon ma ziaral la ko tawfiq en tout cas moom ziare wu ma ko. waaw lu tax Oustaz. moom xam na li tax ziare wu ma ko. wax leen ñu ko yéen ñaar bu leen xam di ko kan nga ziar tax yéen ñaar ziare wu bu ma ko waxee ci antenne bi ni ñëpp dañuy xam li tax ziare wu ma or antenne laa koy ay Oustaz bi dégg nga Pape Djibi lu wax Sénégal taxawaayam si wàllum diplomatie ñun suñu digganteeg réewu naar yi ndax bëgg nga si yow. waaw bëgg naa ci genn wàll. ndax xam nga wàllu diplomatie moom léeg-léeg nit ñi def lool ñëppay tàccu. léeg-léeg ñu def lool da nga jàpp si sikkim noonu lay doxee. bii lan nga def. bii ni ma def mooy dama jàpp sama sikkim. Sénégal woowaat ambassadeur. bu fekkee woo ambassade ñëw la moom amul problème waaye xam nga mbir mi dafa xaw a xóot ndax lu ma sa dawee Égypte rek yaa ngi jëm Qatar. kon bu mer amee boo xëccee rek dañu daan jàpp ne kon mer ma le moo tax. bu dee li xewoon digganteem ak Israël loolu ñëpp a tàcc woon. donc bu xewee ci bii day am lu xóot loo xam ne yaa ji wa jàngat boo ci dugg nga dugg ci duggin woo xam ne bii. mais Oustaz man li xewoon digganteem ak Israël man tàccu ma woon xam nga lu tax. parce que ñun ñiy jàngale wàllum relation internationale dañuy jàngal suñu étudiants yi ne diplomatie dafay am fu muy gañee am fu muy lajjee lajj bi gën a mag si diplomatie mooy guerre bu guerre amee rek mooy defetu diplomatie la waaw mais lajj bi si topp mooy dogoo ak benn réew kon Sénégal su amee relation ak réew bu mu mënti nekk bu ñu dogoo rek loolu lajj la si wàllum diplomatie. waaw dogoo bi léeg-léeg xëy na peut-être yéen ñu koy jàng ngeen jànge ko aw lajj mais day am foo xam ne fii lajj woowu mën naa nekk loo xam ne luy defar lay doon. Sénégal moom mu dogoog Israël loolu nan lay defaree. déedéet ni muy defaree mooy ginnaaw da ngaa am koy noggutu adduna si yëpp yëg na yaa ngi koy noggutu mu am suufam nga di ko jël ba mu desee 10%. ñu ne la taxawal nga ne du ma taxaw. diggante Israël ak Palestine ngay wax. waaw ñu ne la taxaw du ma taxaw ñëpp taxaw ne nañ ko wax mu taxaw nga ñëw bokk ci ñu wax mu taxaw mu ne la mere naa la loolu du dara. dëgg mais xam nga Israël tey Sénégal xam nga ñun ñoo depuis 1975 ñun ñooy jiite comité ad hoc boobu nga xam ni maanaam ñoom ñoo war a saytu suuf soos ak yooyu ñun suñu dogoo ak Israël dootuñu mën a am influence ci conflit bi te loolu moom loolu njaaxum la imam waaw professeur xam nga man àddina bi dama cee tiit léegi dama xamul fan la àddina jëm li tax mooy politique yi nga gis muy xew ci àddina yëpp daanaka ci intérêt rek la aju amatul daanaka ku taxaw di défendre ay principe tey li xew diggante Qatar ak pays du Golfe en tant que jullit da ngay rus da ngay am gàcc en tant que nit da ngay rus da ngay am gàcc moom laay wax toujours gis nga problème mu terrorisme fekk tooguñu teg ko ci table bi waxtaanee ko càmbar ko lu nekk ñu leeral ko àddina bi yëpp dinañ ci lor parce que tey tuuma bi gën a rëy bu ñu tuumaal Qatar mooy dafay dimbale terroriste yi Mamadou Sy xam nga terroriste bi mag bi yi Qatar di dimbale xam nga kan moo si jiitu Hamas fële ca Palestine waaw mouvement boo xam ne dañoo nangu suufam mu jóg di défendre suufam di aar boppam ñu classé ko ci terroriste yi loolu xel mun na ko nangu xel mun na ko nangu ban xel moo koy nangu xel mi koy nangu mooy diggante jëflante réew yi waaw ñun dañ koy wax étudiants yi ba mu leer relation internationale ñaar la waaw rapport de force waaw ak intérêt c'est-à-dire kon àddina teguwul ci dëgg léegi déedéet àdduna xam nga si lu mu tegu waaw àdduna bi mooy li Oustaz mooy li Karl Marx waxoon Karl Marx dafa ni les idées dominantes sont les idées de la classe dominante xalaat yi dox ñi féete kaw ñoom seen xalaat mooy féete kaw léegi ñi féete kaw it seen ay principe ak seen ay intérêt ñooy féete kaw léegi professeur jërëjëf ci wax ji borom xam-xam bu toll nii bu ko waxee di ngay ci ngay mën a comprendre ne lii ñuy dugal affaire terrorisme bi di ci lor ay tegul ci dëgg yaay doole c'est-à-dire loolu comme professeur bi moo wax loolu rek adduna bi yëpp dinañ xam ne lépp ay tappale yooyu sëlëm la sëlëm bon beneen bi parce que terroriste kii waaw mooy jàmbaaru kii ngóob jërëjëf très bien léegi problème bi
mooy àddina bi ku foog ne léegi aussi di nga jël nit di ko not di ko jaay doore di ko napp mu continuer da ngay nax sa bopp mënul nekk. parce que Arabie Saoudite bu impôt mook Bahreïn ak Dubaï ne nañu dagg seen relation ak Qatar. bañ koy dagg rek ci la Turquie yónnee 5000 soldats na ba kenn laal ko. est-ce que. waaw léegi soldats yi Qatar yu Turquie ñu nga taxaw di aar Qatar. parce que Qatar nag ñoom ñu lu ndaw a ndaw lañ. ñoom mëtuñu 3 millions sax. daan léegi problème bi. c'est-à-dire que il faut que nit ñi xam ne guerre yi nekk foofu tey du dëgg teguwul ci dëgg ay intérêt la ay bànneex la c'est-à-dire dëgg la ay arab lañu mais dañoo jël diine teg ko fële. ah loolu ay surtout nag oustaz nag daf ñu koo jàngal ni jullit moom du wan ginnaaw mbokk jullitam. waaw oustaz bu ñu demee tey ba yegg foofu jullit yi wan ginnaaw seen mbokk jullit doy na waaw xam nga li sëñ bi junj sànq lu ñuy xeex te kenn xamul lu mu doon. kuñ bëgg duma ne la yow la. waaw. foofu laa dunay dox léegi. tey fi ne yow booy tukki bitim réew sax wala ñun classe bi ñu tukki bitim réew. yaa ngi ci ndax mën naa yenn ba ngoon te duñ ma pes wala ñu mbéj ma. wala ñu jël la rek yóbbu. wala ñu jël rek yóbbu. te bu la jëloon yóbbu daal ni diw terroriste la. fi ne sa mbokk yëpp wax. niroon na ko sax nag. mais imam. waaw oustaz ñu profiter vraiment métti lu naxarlu ñoom imam Ndaw ñoom imam Sëy boobu ba léegi ñu ngi leen jàpp tëj leen ci kaso bi. vraiment lu metti la daal. mais professeur. nga baal ma am na information yu may dégg ne imam Sëy bopp bi dafa commencé di am problème. ci kaso waaw imam Sëy moom léegi moom dafa dérange dafa jékki sax doxee ci kaso ba. te imam Ndaw it imam Ndaw daa feebar lool doomam keroog jooy na ne moom ragal na ni baayam dina faatu ci kaso bi. allahu akbar. waaw li ma la wax rek. fi ne li ñuy tuddee terroriste xaw ma lu ko indi ci suñ jamono ji tey waaye bu dee luñ bëgg a gañe àdduna si rey ci ay nit lu mën a nekk lay doon ñu fab rek ni diw moom la rek fab def ci kaso bi ñëpp dañ naan cel comme jàpp nañ ne moom rek ñëpp ne moom la ndax ku ne du moom rek ñu bëgg laa joxoñ baaram ne la yow sax moom nga. Nina Penda. man damay wax toujours si ñuy théoriser mbirum terrorisme. donc ni ñu koy waxaat mais peut-être d'une autre forme il y a une oligarchie comme tu l'as dit tout à l'heure en parlant de Marx l'esprit du dominant domine le monde mais xam nga oligarchie bu ñu tollee foo xamante ne ñoom li ñu bëgg ci àddina rek mooy am fi ñuy dugal seen xaalis ba mën a jël ñenn ñi mettre leen contre les autres gis nañ li am Nigéria boo xoolee li ci biir ak Boko Haram nu mu duggee am na loxo ji nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir di leen financer parce que ñooñu boo seetee xaalis bi fi ñu koy jëlee. dëgg la lu wër nga. Tunkara loolu beneen domaine la boo xamante ne il faut que ñun ñu xoolaat. ñun ni ñuy théoriser terrorisme ak li ñuy wax ci terrorisme lan moo si li wër loo xamante ne tey war nañ ko mën a teg ne lii bu ñu ko amee dinañu am solution. ak lan moo war a tax ñu mën continuer di véhiculer à travers la religion ba tax ñuy. faat ay doomi aadama jël ko teg ko ci yoonu religion alors que loolu diine santu leen. man gis naa benn rapport boo xam ne américains yi ñoom ñoo ko def oustaz ñu ne li xew fële diggante Israël ak Palestine ñu ne bu si kenn tudd diine américains yi ko wax de nee na loolu jotewul dara ak diine lan la ay nit dañoo jël seen suuf ñu lànk ne ñoom seen suuf si duñ ko toogee noonu ñun américains yi ku ñu defoon loolu ñu xeex ak yow ne mbir mi loolu rek la. Modou. Tunkara affaire terrorisme dafa doon mbir moo xamante ne nii dafa doy waar fi ñu toll man sikkim sax dama ko ragal am ndax wóoru comme suñu papa mi ngi koy wax léegi mais bu ñu ñëwaatee ci waxu diplomatie ñi nga xamante ñoom ñooy suñu ay diplomate nañuy xam li nga xamante moom mooy intérêt réew mi ñu di ko ci doxee di xoolee li nga xamante ni moom moo mën a jëriñ askanu Sénégal ñu di ko doxee ci mbir moomu du doon mbir moo xamante dama ciy xóotal trop. parce que sama xam-xam màcc ci loolu. aywa loolu nag lu maanu la pas Sidi. man Tunkara vision bi ma am ci terrorisme moom mooy dama seetlu benn mbir du ma ko gis fu dul ci dëkk yi am pétrole wala ñu nekk ci ñu am richesse même Afrique ñi nga xam ne am nañ richesse bu nit ñi mën a ñëw exploiter en général dañuy am ay réew yoo xam ne dañuy ñëw implanté wu fa. pour wax la ne la terrorisme mu ngi fay am. dama seetaan benn jour Tariq Ramadan ñu koy laaj ne ko nan la ñuy def ñun bu ñu bañee ragal terrorisme mu ne fay leen seeni télé. li may wax vous allez me dire que ça n'a pas de rapport mais dama seetlu quoi ci njàngat ma ni
am na chaîne de télévision yoo xam ne tubaab yi ñoo leen moom. musuma cee gis publicité ci télé laay liggéey xam naa ne noonu la ñuy fonctionner mais télé yooyu da nga koy seetaan du début. à la fin 24 heures sur 24 fu nekk am nañ fa correspondant ci àdduna bi. mais fan la ñuy jëlee xaalis boobu pour informer ñu est-ce que information boobu ñu ñuy jox naan ñu l'islam a koy def wala terrorisme fii est-ce que dañ ko war a jël rek gobe ko. à qui faire confiance dans cette histoire kan la ñu war a gëm ci waxu terrorisme l'islam bi ñu koy jiiñ boo demee ba seet ko ba càmbar ko ba càmbaraat ko amaana pétrole ga ca suuf ñu ñëw mën cee teg seen loxo mën a exploiter pétrole booba delluwaat l'islam bi ñu ciy tilimal nag dafay indi benn genre ragal bu ñu am ci diine ji nga xam ne moom mu ngay commencer conquérir seen i doom ak nangam da ngay dégg World Trade Center ba mu xewoon ñu ne complot la parce que World Trade Center ba muy daanu benn juif nekk fa woon est-ce que du lobby bi nekk ci àdduna bi nit ñi di ko njort moom mooy doxal seen i intérêt di gën a dugal xaalis ci seen gafaka ñoom ñu ragal seen essence di rës seen économie di daanu ñu dem di ko jiiñ jullit ñi naan ay terroristes lañ pour mën a jël seen xaalis parce que xam nga li ci kaw li am ak li ñuy wax du benn gis nga taarix dafa wane histoire dafa wane ni Napoléon ay jamonoom dafa amoon ay nit yoo xam ne dañuy dem taali bomb def ay njaaxum ñu jiiñ ko ñeneen parce que ñooñu ñoom ñoo contrôle buur bi pour ñëw dal seen kaw donc loolu maanaam du lu bees daal bisu ngoon Tounkara maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi yëpp. sa musóoru ñetti étage nag nga def. Tounkara waaw damay doomu géwél nag faaw may def nii pour xam naa ni fa nga jëm mais bëgguma ñu génn ci cadre boobu. Tounkara bisu ngoone lamsal affaire waaw ba tey ba la ngoone lamsal pata. ay jàmbur Modou. waay ñi luy seen problème. bàyyi leen xam nga seen problème. da nga déclaré maa ngi nuyu ñëpp di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers la 2STV di leen wax ni ñëwaat nañ ci seen émission Tout est là la seule émission qui pense à vous et vous incite à regarder la télé wax dëgg yàlla ñuy rafetlu bu baax ci teewaay bi encore. ci vendredi tey bi ça je te le pique directement. dinaa koy wax chaque jour. ok d'accord ba tey baax na comme damay ñëw dab leen ci fi nga xamante ne foofu lañ nekkoon ci waxtaan bi di jégalu ci retard bi aussi nee nañ Tounkara l'ami de mon ennemi et mon ami. loolu la tubaab wax. L'ami de mon ennemi. L'ami l'ennemi de mon ami. Et mon ami. Et mon ennemi. L'ennemi de mon ami. Et mon ennemi. Et mon ennemi. L'ami de mon ennemi xaw ma nu ñu koy waxee noonu. nañ ko déggee foofu rek. ci foofu lañ toll. dama defe ni Sénégal looloo koy yóbbaale mais yoonam nekk ci li muy wax nii. waaw boo xoolee ñun léeg-léeg ñun ñu bëri dañ koy jéegaane. gis nga ñun suñu système di jàng ak jàngale bi ñu doon wax léegi ni ñu ko jéegaane fii tamit Arabie Saoudite ñoom dañoo am doole si ñun ndax dañ fi am ay koppar yu ñuy dugal. léeg-léeg ñun ñu ànd ak Arabie Saoudite ñun moo gën a nekk intérêt si wàllum xaalis. que ñu ànd ak mais Tounkara nañuy jiital à chaque fois intérêt réew mi. waaw peut-être loolu intérêt réew mi parce que l'islam ne rime pas avec terrorisme. parce que loolu moom. Saoudia daf ñoo yoreel ñaari nen. yoo xam ne bu rëccee rek ñu ñàkk neen mu doon yor waaw suñu ñaar lañ leen dénk muy Makka ak Madina leen ko dénk ñor ko donc ñaari neen yooyu saa bu rëccee rek du baax ci ñun aywa mais léegi loolu day nekk nag li ngay wax ni mi ngi ñëw ci affaire yi aywa imam waaw non loo si jeexale yow waaw man de tey moom xam naa tey wax dëgg yàlla sama xarit moo fi ñëw. aywa ñu bàyyi Oustaz nooy tënkee mbir mi. ni may tënkee mbir mi mooy ñun suñu digganteeg Arabie Saoudia bu dara dee génn ci kaw it am na loo xam ne moom même bu dara génnutoon ñun ñëpp dañ koo bokk. sawaaw ni la akki fii wal baadi moo tax loolu noonu bu ñu gisee loolu moo koy sàmm bu ñu demee. nañ fexe ba demee ñu rafet rek ndax bu demee war nañoo dem bu ñu ci war nañoo dem. waaw mais imam ñun tey dañu ne suñu réew yi laïque la ñun suñu yoon neewul ci yooyu. waaw suñu réew laïque la mais. réewum laïcité la mu ay jullit dëkkee. jullit ak ki chrétien. waaw ba tey waaye réewum laïque la mu ay jullit dëkkee. dëkk boobu ñu ci dëkk nag ñoom du ñu ay laïque ñoom ci seen bopp réew mi nekk réewum laïque. dafa am rek lu ma si bëggoon a eggale kii lu ma ci bëggoon a ajouter mooy que terrorisme bi aussi dafa am terrorisme idéologique bu ko jiitu am terrorisme intellectuel bu ko jiitu te fi mu ne nii tey jii ñu bëri dañuy laaj le monde musulman
seen i borom xam-xam seen i Karl Marx seen i Lénine seen i Durkheim seen i Habermas seen i borom xam-xam yu mag yooyu. parce que day am foo xam bu ñu fa tollee tey dafay baax ñu armer les jeunes musulmans. pour mu am les éléments nécessaires. pour tamit bés bu dajee koo xamante ni daf koy jiiñ terrorisme mu am suffisamment d'arguments. pour faire face te xam-xam dafay ñëwaat occuper une place centrale foofu ñu war a génne suñuy borom xam-xam réflexion yi nga xamante ni tamit enjeu du moment laaj na ko suñuy borom xam-xam def ko dëppale ko ak jamono ba suñ nee ñu tey ji par exemple yéen ngeen ne ay jullit ngeen mais pourtant da ngeen wax ne ku njaaloo dañ ko war a lapider fekk waajal nañ kii ba nga xamante ni suñ ko laajee loolu loxoom c'est-à-dire du nekk bouche bée mais dina am suffisamment de répondants. Pape Djibi loolu oustaz yi ñu ngi si liggéey ñoom taarix Ramadan bi nga doon wax léegi ñu ngi si liggéey mais dafa mel ni ndaw ñi tamit day déglootuñu de. on les suit déglootuñu de. on les suit ñu ngi leen di suivre. déglootuñu. loolu bokk na ci li ko fi indi tey sax. déglootuñu ci ni ñu war a dégloo ndax am na jumtukaay yu ne ci àdduna yoo xam ne bu ko ndaw yi toppee wax ak ñoom dina jafe. yooyu nag la ñu topp ci àdduna si tey ba borom xam-xam yi nga xam ne ñoo war a wax ak ñoom léeg-léeg ñuy toll ci fi ñuy waxee ak ñoom fréquence bi tolloog fi ndaw ñi nekk. donc ça su tax doo leen bind par exemple ay téere jébbal ko ndaw ñi si ñoom fréquence. waaw dafa am yoo xam ne ku amul jumtukaay doo ko mën. dafa am yoo xam ne jumtukaay moo ko mën. am na yoo xam ne peut-être du aajo jumtukaay xam nga ñun suñu classe yi nga xam ne dañu jékki-jékki ne la. kaay plateau sàngam nga dem sànni fa dara dem toog. ñu ne kaay plateau sàngam nga dem sànni fa dara dem toog. kaay defal conférence nangam mu ñëw def conférence dem toog kooku message am li muy jàlle par toq lay def. boo ko teg ko amul jumtukaay boo xam ne am nga ñu koy waxeeti cumñukaay loo xam ne boo jógee di nga mën a liggéey ba message bi dana jàll lu ëpp li mu doon jàll. dañu am benn. waaw professeur li oustaz wax xam nga ñun dañu wuuteeg. ñi ñi jàkkaarloo di xëccoog ñoom muy juif yi foofu boo demee seen réew yi doo fa gis nit ku jàngul. déedéet. benn juif bu jàngul Israël. loolu amul foofu. boobu benn la. ñaareel bi ku xamul yow dem nga Israël. non dew ma fa man mii dem naa fa. alhamdulilah mais dëgg waaw loolu amul. mu ngi noonu beneen bi mooy cause bi ñuy défendre ku ko xamul ci ñoom amul. dëgg ku la fa ñëw gëm nga ko. lu wér. beneen bi ñoom mbir mi diine la pas-pas la ci ñoom. parce que état bi yonent lañ ko tuddee muy Israël. léegi tey nattale ko ak ñun suñu diine ji actuellement. sénégalais yi te ñu jël Sénégal rek 80% xamuñu seen diine. lu wér léegi ku xamul sa diine nag. keneen mën na laa këf. mën na laa gëmloo ne sa diine mooy diine terroriste. mooy li Modou Mbaye wax léegi ne moom daa ragal sax sikkim. waaw ndax affaire si mooy moom. diineem xamu ko léegi pour te dire tey ci côté boobu tubaab bi réussir na ci. taqal l'islam ne mooy diine terroriste ak jullit yi ñooy terroriste jullit yi ñoo leen di jouer rôle boobu. tey jullit yi ñooy taxaw di ko accuser seen mbokki jullit boo leen laajee fu ñu ko teg ci ay naxa sa xëndang lañ koy teg. dañoo nekk damay fàttaliku dañoo nekk jógee Istanbul yaa ngi koy fàttaliku oustaz ma tëdd ci aéroport bi di nelaw oustaz ñëw yeema ñuy toog di waxtaan mu may tooñ ñu ngi jëm Accra. Ghana. waa Accra mooy fi dëkk bi maam Ibrahima juddoo. ñu toog ba mu yàgg la oustaz ne man daal dëgg terroriste yi jaaxal nañ ma. aéroport yi ni mu compliqué ak fii ni ñu lay visiter ni ñu lay sonalee man daal fu ñuy jaar jaaxal na ma. jaaxal na ñëpp. non yëf yi xel mënu ko nangu. c'est-à-dire am mbir mi dafa am pexe yu nekk ci suuf. loolu yu ñu waxul. loolu lu wér la xam nga léegi nag loolu jullit loolu il faut ñu xam ko. boo ko xaraam mii. waaw tey. waaw ne ci dëkk ba am ab état. am ministre de l'intérieur. am arme ñoom seen yooyu. ñaari móor xujja donc bëgg a jël ay gonu jigéen nangami at yor leen loolu am na lu xew yaa te xoola oustaz li nga wax nii te tey ñu am si jaww ji ay satellite yu fa ne yoo xam ne satellite yooyu mën nañ la fotool juróomi dërëm wan la ko mu leer naa ci biir maanaam amul benn pàcc si suuf si tey fu ñu la mënul fotool wan la ko ba mu leer naa donc li am ba des rek mooy ni que li wér te wóor am na ay intérêts yoo xam ne ñun ñëpp daf ñoo dépassé am na yoo xam ne léeg-léeg ñun du suñu niveau te li ñuy wax ci kaw ak li am dëgg-dëgg ci suuf maanaam daa mel ni yàlla ak yàlla dañu am benn élément bu ñu bëgg xool léegi nag Pape Sidi am na lu ñu amal ci wàllum théâtre léegi waa régie da ngeen ñu yónnee élément boobu ñu xool ko ginnaaw gi dellu si waat léegi ak Pape Seydi Fall.
laalaat seetlu gi nag mooy ni nu fiy foye ak a café diine rawatina ci koor gi ëpp na ay sketch di théâtre ngay gis ku sànni der di julli ba mu neex ko mu dog julli ga di wax ak jëf-jëfi golo ngir reetaanlu yëfi golo ndax nag ku xam weeruwaayu li diine doon ak ngëneel li ci weeru koor di nga ko gën a fonk aj ko ca kaw bañ ko yamaleeg dara kilifa diine yi war na noo xar seen tànk tubéy tere yooyey kaf yu tubaab di duppee blague de mauvais goût. looy tese daf ma gisut ni ma jongama. kii jógal woon ko sa bopp jógal lii loo ci wax xale bi. jongama. yéen lii di yoon na ci koor gi lii di yoon de. lii di yoon de lii ñaaw na de. ay waay. bay. lii ñaaw na ci weeru koor gi. lii ñëwul de. jongama yiw. Pape Sidi. alors c'est le avant Pape Sidi ñu Tunkara li ñu gis ci élément bi léegi ay théâtre la yoo xamante ne ni mi ngi daw ci suñu chaîne de télévision yi benn ci ñun benn ci beneen télé benn ci yeneen télé mu doon mbir moo xamante ne ni day lu bees ñu fàttaliku ci ay jamono yu weesu bu nit ñi musaana nekk ci période bi maanaam weeru koor bu ñu musaana dog ba pare xëy na ci place bi nga xamante ni fi la ñuy teg théâtre yi dañ ci daan teg ay oustaz yuy toog di waar askan wi di waxtaan ak ñoom di leen xamale ak seen diine waaye jamono di dox ba théâtre yi ñëw indi beneen affaire ci mbir mi muy loo xamante ni nii askan wi daanaka ñëpp léegi ku ci ndogu ba pare rek da ngay toog ci sa kanamu télé ngay seetaan li nga xamante ni nii moom mooy film yi nga xamante ni ñu ngi koy wane waaye film voilà film la du théâtre waaw ba tey waaye mu doon mbir moo xamante ni nii Tunkara bu ñu koy xool léeg-léeg ñu joué ci ay mbir yoo xamante ne nii mën naa ni mën na tax nit ki ci wàllu diine nit ki mën na xaw a soofantal li nga xamante ne ni moom mooy diineem ndax gis nañu ci théâtre yi nit ñi nga xamante ne ni ñi ngi ci léeg-léeg nga gis nit koo xamante ne day julli ci biir julli gi ba mu yàgg mu dagg julli gi dem nekk ci leneen wala mu nekk ci julli gi ba mu yàgg dem nekk ci leneen wala nag nga gis nit koo xamante ne ni day tari alxuraan di ko taree noo xamante ne ni du yoon loolu ñuy waaw muy doon mbir moo xamante ne ni askan wi dañuy laajte ndax lii bu continuer nit ñi dinañ gën a continuer gëm li nga xamante ni noonu la ñu war a gëmee bu baax a baax. li nga bëgg wax daal mooy ñoom dañuy fooy diine. loolu mooy li nga xamante ni loolu la gaañi wax. Tunkara muy ci théâtre yi nga xamante ne ni théâtre yu bees la waaye Pape Sidi Fall daf ñuy defal beneen jàngat ci li nga xamante ne ni moom moo jiitu lii Pape Sidi. 7e art lañu koy woowee ci àdduna bi ñëpp xam nañ ko ñu bëri nee nañ moom mooy liy faj doomu jàngoro boobu ñuy woowee stress. kenn bañu théâtre ak sketch wala comédie bi ñuy def ci àdduna bi. waaye dafa am outil de communication boo xam ne moom la ñuy wax médium bi gën a mag fii ci Sénégal muy télévision. télévision boobu nag dafa am message bi foo xam ne foofu la koy porté li oustaz Alioune Sall doon wax léegi naan ñoom seen message day ñëw toq par toq. waaye ñii ñoom seen message day egg fu nekk Mamadou Mbaye wax na leen li ngeen gis tey waaye lii am na lu ko jiitu ndax bu ngeen fàttalikoo moom oustaz Alioune Sall bés ñu ngi koy déglu ci Sud FM ñuy fàttali ay kàddoom mu ne li tax réew mi avancé wul ci wàllu mbay mi moom mooy théâtre kat Sénégal yi ñoom ñoo jël baykat yi colol leen mbubb moo xam ne bu ñu leen ko changé loon xëy na lee réew mi am fu mu toll ci wàllu mbay ndax da ngay gis baykat boo xam ne dañu koy indi yeel ya weex mu sol faaru mbaam caaya ju gàtt yor seccu takk ay téere fu nekk bokk ëmbub sexaw ñàkkal ko fayda daal ñàkkal ko fayda toroxal ko toroxalin woo xamante ne nii impact bi muy def ci société bi ñun duñu ci rendre compte bu ñu koy def reetaan loolu lañ ciy jublu waaye dafay tax ka nekk ca kaw ga moom mu rus taxaw ne man ci kaw gi laa dëkk bay mooy sama liggéey impact yooyu muy indi nag comédie wala mbir reetaan yàgg naa defar lu bëri ci réew mi sunu comédiens yi ñu am ci Sénégal bokk ci comédiens yi gën a xarañ ci réew mi ngir mën ñoo reetaanloo waaye dafa mel ne bu message bi duggee ci wàllu stigmatisation dafay indi li nga xam ne moom la ñuy woowee tuutal ak sofantal élément bi ci topp mën nañ leen ko bàyyi ngeen xool ko du dañoo joxoñ baaraamu tuuma ñoom waaye jamono bu ngeen ko fàttalikoo Tunkara ak yéen ñi nekk ci plateau beeg yéen ñi ñuy seetaan am na jamono boo xam ne bu ñu toogaan mardi ba jàpp RTS ñu gis fa Sadakan ñun ñëppay xultu jug dem ndax doon bëgg di gis théâtre ñii ngeen di gis ci télé bi ñoom lañu doon tàmm gis ñoom ñoo nu yar ñoom la ñu xam seeni doxalin ci ñoom la ñu daan xool ni ñuy doxalee di ko copier nekkul woon rek ci Ndakaaru waaye ci Sénégal yëpp la woon ginnaaw ba génn télé booba jamono luxe la woon tey jile ñii ñoom ñoo façonné société bi ni mu xoolee baykat ba baykat tey ñàkk valeur ñu xool un petit extrait dellu si waat ci plateau bi def tour de table ku nekk wax ci xalaatam. ñàkk fulla
alors gàtt na waaye defe naa ni am na importance bi mu war a am ndax li ñu ci jublu dong moom mooy du xas suñu artistes yi nga xam ne ñoom la ñu am yéenay suñu ay ndam yéen la ñuy tiitaroo waaye dafa am loo xam ne joyee na ci yéen dañu bëgg ngeen joyante ko am ngeen talent bi am ngeen potentiel bi li ñu bëggoon rek moom mooy xamale ne li ngeen yor outil de communication bi gën a mag ci àdduna la fi ñu leen di jaarale mooy ci internet ak ci télévision bu ngeen fowee diine ji ba ñëpp di ko kaas lu ko jiitu am na woon te ci mbay mi la jaaroon ba tey kenn buggul ne man baykat parce que loolu am na solo Bijou Ngoné tey da nga dalal oustaz waaw tey oustaz Alioune Sall la ñu dalal tey suñu plateau di ko nuyu oustaz di wax ni Tounkara tey dañu ñëw juste rek pour waxtaan ak moom ci li nga xamante ne ndax oustaz nit yaa ngi leen déglu am déglootuñ leen ndax ñoom ku ne xam na ni weeru koor la ñuy ñëw daal di nekk ci li nga xamante ne moom mooy antenne yi nekk ci internet bi nekk ci li nga xamante ne moom mooy koñ yi baare koñ yi daal di def ay conférence kenn ku ci nekk daal di wéyal li nga xamante ne neen nga moom mooy suñu diine nga di ko jàngale ndax oustaz nit ñaa ngi leen di déglu wala déglootuñ leen leneen li ci topp oustaz Alioune Sall ku ne xam na ne dafa bokkoon ci législative 2012 yi oustaz a ngi nii toog bokk ci ren yan critère la nit war a mën a def ba bëgg a nekk li nga xamante ne moom mooy ñaar la oustaz bi jiitu ndax ñu ngi leen di déglu fi mu toll nii jàpp waaw jàpp naa ne ñi ngi ñuy déglu dégloowuñ ñu nag ni ñu war a dégloo waaye nag ñi ngi ñuy déglu ñi ngi ñuy déglu ndax jeexantal yi muy def ci nit ñi nattukaay yi ñu yor peut-être yorunu ko waaye xam nañu ne léeg-léeg nga wax joo xam ne ji sa wax ji am na kum jële ci 1 yóbbu ko ci 4 loolu moom mi ngi am léegi nag ndax mi ngi am ni mu war a amee déedéet parce que saa tamit li Bijou wax dafa am solo mooy yéen bi ngeen tàmbalee ba léegi ci rajo yi ci télé yi di wax ci internet yeeg yooyu ba léegi ñun dañuy gën a jàmbat ne jikko yi day gën di yàqu waaw li yàq yëf yi boo amul jumtukaay bu toll ni bi koy defar doo defar jumtukaay yooyu lan la oustaz junj naa la ko sànq waaw ki nga xam ne léegi bu ne maa nga barab sàngam na ma fi ku ne fekk ak 10 000 mbaa dooma seetaan boo ko te ki nga xam ne bu ne maa nga barab sàngam kenn ku ne gratuit la ñëwee te kenn du la seetaan jumtukaayu kii dafa gën a saf xorom jumtukaayu kii mais du moom moo ko safal xorom est-ce que du yéen tamit yaa leen ko war a safal xorom waaw nun noo ko war a safal xorom lu dëgg mais nag ndax nun ñëpp noo ànd nag léegi nu toog ne nii lañ koy defee bu defee nun ñëpp nu ànd safal ko xorom déedéet oustaz yi moom du ñëpp ànd voilà loolu lay affaire bi parce que léeg-léeg ma ñëw fenn foo xam ne peut-être Tounkara mën na faa ñëw di waxtaanee diine te dañ koo faa sant mu waaraate wala dañ ko faa sant conférence mu ñëw di waxtaanee diine su ko defee loolu dégg nii mën naa ñàkk a tolloo oustaz législative yi da nga bokkoon 2012 Bijou nee na 2017 foo toll waaw laaj boobu moom jaraloon na ma indaale bëy waaw neexal ko Bijou door ko tontu dégg nga dëgg la 2012 bokkoon naa ci liste yi kenn mujj laa fal bokk ci liste MRDS kenn mujj maa fal parce que parité moo ma gàllankoor yaa ngi woon numéro ñaata maa ngi woon numéro 5 MRDS yoo woon de waaw soriwuma mais nag waaw parti bu ndaw bi door a jóg waaw am juróomi député mën na koo ñàkk yomb wër rawatina bu jumtukaay matut ba mënuloo campagne réew mi yëpp waaye daal amoon na ñaari député ba desal as weccet est-ce que weccet soosu am na kuñ ko jox ko xam ne ki des waaw moo ko yóbbu plus fort reste plus fort reste yàlla na xew yi ren nag bii fi di jub si ñëw na ba jege ma ne leen du ma bokk ci benn liste du ma bokk ci benn liste li tax du ma bokk ci benn liste mooy actuellement nii ma toll nii fi ma toll nii ci wàllu yëf yi su ma duggoon ci benn liste yeneen liste yi ñoom ci aaday réew mi dootuñu la déglu ci aaday réew mi dootuñu la déglu loolu daf laa daal 2012 déedéet man maa comprendre ne réew mi dafa am diine am aada am politique boo xamul ni ngi leen di toftalee liggéey lépp a yàq mais oustaz benn mënut a dem bàyyi moromam waaw mais nag benn mënut a dem bàyyi mais fexeel ba bii jiitu na jiitu rek kott yoll waaye boo jiitalu bi jiitu rek dégg ngeen ci addis man raa minkum munkaran fa yunte ba tàmbalee fa yuxayyiru bi yadihi foofu la tàmbalee donc nun tam loolu lañ ci xam may leen kon man suma liste bopp laay demee su ma amee lu ma campagne am lu ma jox gars yi wàcc ci terrain bi su ma ko amul nag toog sama kër kon ren da nga am liste non ren awma liste moo tax maa ngi toog
Bijou. Tounkara oustaz man ba tey xam naa ni que li nga wax xaw na doy waat benn côté du ma ne nag convaincre moom wax dëgg yàlla. waaw mën na am ñeneen ñi mën na leen a convaincre. parce que nag oustaz ñett yooyu nga fi lim léegi ñett yooyu yëpp benn mënta dem bàyyi morom. waaw mais ci sa ba tey comme oustaz nga fi toogee man bëggoon naa tamit nga leeral ñu tey ban état d'esprit ci nga toll ba ne yow kat ren jii doo déposé. junj naa la ko léegi soxna si dama laa wax ne. oustaz ñett yooyu benn mënta dem bàyyi moromam de. waaw bàyyi ñett yooyu tey su ma nit ñi déggoon ne maa ngi listu PDS. ah PS de duñu la déglu moom. voilà. ak APR moom dinañ la gën a jéppi sax. voilà. APR duñ jàpp sa léegi nag loolu affaire bi. Tounkara ngi wax politicien. loolu lu am solo la muy waxee. loolu affaire bi soo ci tollee ci liggéey bi noonu na ñëpp xaj ci yow waaye yëgal ne xajoo ci benn. te loolu mooy gën a doxal liggéey bi ngay liggéey ndax réew mi ci aada la ñuy teg affaire yooyu bu ñu ko tegee ci aada nag tey soo seetloo suñu réew mi dañu wax ne ku fi politique ñu saaga la. waaw. booloo mu ñaaree nag mais dama wax ne aada bi ci réew mi rek ku fi politique ñu saaga la. su ko defee gars yi naan ñoom nañ leen saaga mais nañ dem ñuy saaga ngay dem ñuy saaga ngay dem ba nga tooy xep nga àgg nag. léegi boo àggee nag xëy na peut-être saaga yi wàññeeku. teraanga yeeg ñoom seen yooyu boo ko yëttee ñi ragaloon saaga yi. daañu la tagg daañu la gërëm loolu ñu wax la ko. fay ji buñ muñoon saaga yi àgg fañ jëm. Oustaz. man Cheikh Alioune Sall en tout cas maa ngi ñaan yàlla mu gën ko jàppale. keroog nag défendre na la fii nee na Ahmed Khalifa Niass bu mu la woowati Père Noël. vraiment maa ngi soog a gis. xam nga dënnam jóg. vraiment non xam nga xoolal nga delloo njukkal. professeur xam nga Ahmed suñu xarit la. suñu baay la quoi. moom it yooyu du ko déranger parce que nit ku ñeme débat la. kii tamit xam nga kii mooy suñu sëriñ ñun ñëpp. waaw tey nit ku nekk li nga xam ci moom rek ngay wax. parce que man xam naa ne àddina du yàgg ba mu jaamaarloog Ahmed Khalifa du ko tontu. parce que yàlla bindeewu ko noonu. kon affaire Père Noël yow mosoo si wax. non du ci wax déedéet waaw. ñii toog ci plateau bii. waaw ay waay nga wax ñu wax ma. mi ngi sama nopp. waaye nag su ma dee doxinu ku ma wax la. doo gaaw a egg. non seulement du ma gaaw àgg sax soxna si. mais su boobaa du ma mat li ma bëgg a doon. waaye loolu leeral tamit daf si am solo de. waaw xam nga léegi su ma jógee dem jàkk ja sama programme mooy julli ci gee. benn waaye daf ma ne waaye sa mbaxana mu jeng mi waaye su ma ne ko yaa ma gën a jeng mbaxana. boo matul doo yegg jàkka léegi changé na sama programme indi ko ci programme am moom. waaye nag oustaz léegi xam nga yow am nga ñu la safoo am nga ñu la bëgg am na ñoo jàngal mais ñoo ñëpp tey oustaz bu ñu déggee ñu lay woowee Père Noël est-ce que yow amoo warugal tamit. leeral ñooñu déglul tuuti amoo warugalu leeral ñooñu maanaam jox leen message bi war. léegi lu may wax ne leen du ma Père Noël laa leen di wax. loolu du xikma xam nga su fekkee nit ki wax nag yow kii dégg ko kii dégg ko kii ñoom nit ñi ci si boppam. naa leen bàyyi ñu yow moom doo Père Noël moom. yonent bi gars yi dañ ne ko ab dof nga. Imaam Karajo bàyyi leen li ngeen def bu leen seere ci sikki mu oustaz bi. dañ ne ko ab dof nga waaye yonent bi néewut na du ma dof. néew leen yéen a bëgg na dof. dëgg la dafa continuer rek. sunu borom ci boppam moo ne wa maa saahibukum bi majnun kii dofut. moo ko tontul. jeex na. kon yow tontu boobu ngay xaar. jeex na tag. waaw léegi professeur lu aju ci wàllu politique bi defe naa lu jar a bàyyi xel la xam nga politique nag stratégie la ak tactique. xam-xam moo koy def. moom maanaam li mu bokkoon ci liste bi weesu jëlee na fi expérience bu rëy. jàpp naa ne sax loolu mooy tontu laaj bi nga ko laajoon parce que waaraate bi muy def influence bi mu def ci nit ñi moo ko yóbbu fii mu nekk tey te ba léegi defe naa bu sampaatoon ndëndam laaj nit ñi dinañ ko woteel parce que li muy def daf leen convaincre. am naa fi benn carte sànq ba taxawee fii. waaw nee na dina la ko. waaw benn carte waaw donc léegi fi ñu toll aussi li mu def ci xikma la bokk. parce que nit ñi dañ ko bëgg te bëgguñu ko ngir li mu doon politicien mais dañ ko bëgg ndax diine jëm leen di jox. loolu mooy mission loolu nag lu ko nar a xajamal wala lu ko nar a gàllankoor mu bàyyi la fi. aywa indi naa Penda loo am loo si wax oustaz ak politique bi. waaw oustaz déjà dama koy remercier. merci parce que
nekkuma musulmane mais dama koy waaye dégg. musulman nga waaye bàyyi li ngay wax waaye. ñaar Sénégal ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy wax ci diine dama leen di déglu. parce que dañuy dem au-delà du fait que diine bi mais dañuy wax ci mbirum nit ak ni nga war a mel ci société. loolu mooy diine tamit. parce que message yi ñuy véhiculer day tax ñun ñi nga xamante ne bokkuñu ak ñoom diine bi dinañu mën a comprendre jàng ci. pour rassurer la ne bisu danaan nit ñi déggaloo tuju ko mais ñu ngi lay déglu. parce que déglu la moo waral li imam wax sànq nga mën a am foo toll ak foo xamante ne lii ngay def nii. continuité day nekk par rapport ak mission bi tax nga jukk. merci mais dama bëggoon rek juste sama inquiétude mooy xam nga expliquer nga li tax nga bàyyi. mais man dama xalaat ni ci 12 législature bii ngeen génn. li ci jot a am ak yow expérience bi nga dund. boo ko doon tënk oustaz nan nga koy tënkee ak lan nga ci jàngee loo xam ne tey waroon na tax nga tëbaat sampaat ndënd bi. wala nga combat bi nga mëne ko ci beneen boor. oustaz waaw bi may campagne. dama nekkoon ab politicien bu jóge ci daara ji. yor sama logo mos leen daara ji. yi ma ci jànge mooy léeg-léeg ma dem lu mel ni Ndar damaa ñëw di campagne ci fi ñu ma tàntaloon ñuy meeting jege jàkk ji. bi ñu jëlee kàddu bay daaneel ñu noddu mu ñëw ci jàkk ji ilimaan ne ma doxal nu julli. donc man war naa fexe kon foofu li may imaam jox ab message la. mooy nekk ci meeting bi teewul nun nu jàppale ab sëriñ ci daara ji. li nga wax léegi kon war naa fexe man ba ñaar yooyu. nan laa leen di taawoo ba bii du wadd. mais loolu nag mooy vraie société. société dafa war a équilibré. très bien. léegi nag bi ma ñëwee ci ñu jeexal campagne bañ fal ñu. li tax néew ma du ma duggaat ci liste boobu mooy boo jeexalee ci lu mel noonu da ngaa war a am njàng mooy jàng. bu fekkee da ngaa jóg pour jógal ba mu jeex tàkk. ñu waroon delluwaat kon ci ñun fañ jaaroon ci campagne. te fekk bàyyi leen ñu ñor xomm ba doon nu xaar. ñu dem watt mango jooju continuer. aywa Modou Mbaye yow looy wax balaa Bijou ñu koy jox. man ci dama bëgg ñu dellusiwaat sànq ci liñ doon wax mooy mbiri oustaz yi nga xamante ne ñu ngi ci rajo yi di waaraate. oustaz nee na gars yi dégluwuñu leen mais jeunes yi ñu ngi leen di déglu. alhamdulilah ñu ngi leen di déglu bu baax sauf que oustaz des fois dañuy am benn problème parce que léeg-léeg ñu déglu ci oustaz boo xamante ne nii Fall léeg-léeg ñu tooñante ko oustaz boo xamante ne dala naan lii boo ko defee yàlla dalay jàpp mu laq la ba nga xam nga déglu oustaz Alioune Sall waaraateem nekk waaraate 2.0. on peut dire waaraate bu bees tàq boo xamante daf lay waar di la reetaanloo di la pédagogie di la wax li yàlla bëgg mais te du la ci wax ay affaire de yàlla laq la est-ce que affaire bi fekk la ci sa niveau mu jàngal la est-ce que affaire bi oustaz buñ ko ñàngalee mooy tax xale yi daw que ñu moderniser ko. waaw sunu borom jërëjëf daf ne moom dana duma kenn warante wu ko mu ne waaye nag bu leen defee ne duma rek laa fi nekke sama yërmande maay xaafiri sam bi maay xaabili taw bi door nañ na sadidul iqaab si taw la waaw donc dafa am yum jiital ba noppi door a wax loolu kon nun ñuy waaraate nun tam wàll gee ñun duñu ay juge duñu àtte kenn mais am na noo xam ne li baax ci penc mi mën nañ ko wax nit ñi ba nit ñi xëy baax est-ce que te la fa baaxut nu wacce ko faak ñoom paaji bi jërëjëf man en fait moom kii personnalité bu ma intéressé la depuis longtemps surtout engagement bi nga xamante ni def na ko ci politique parce que dafay baax ñi nga xamante ni aussi ñooy nekk au contact des populations ñoom ñooy gën a nekk à même xam soxlay doomu aadama yi rawatina surtout au détriment de ñi nga xamante ni bala ñuy dem ci population yi élection jot parce que gis nañ ko fi mu ne nii loolu dëgg la de am na si ñoo xamante ni bala ñoo jóg dem seeti population yi élection ñoom ñi boo demee seen kër yi muy seen daara yooyu ñu yor à chaque fois boo fa demee di nga fa fekk ñoo xamante ni jàng indiwu leen fa de kenn ku ci nekk sa soxla ñii seen problème ménage moo leen fa yindi ñii dépense moo leen fa yindi ñii lu ñu ordonnance yoo xam moom ñii seen doom bu të ba nga xam société bi rejeté na ko ñu indil leen ko te loolu la ñu gën a ëppale donc maa ngi woon Thiès sànq li ngay wax nii maa ngi ko doon firi ci Sul Qarnayni
ñu ko tuddeeti projet yi mu amaloon penc ma en tant que politicien ma wax ne nun ñi itam mbub moom mu soloon sunu réew bi leen war a am engagement politique yooyu ñuy fal nit pour mu liggéey nit di falu pour liggéey sinon mosal ma mos rek lay teg ba pare moom engagement politique am leneen li ci amoon solo mooy histoire l'islam aussi dafa jàngale ne temporel ak spirituel amul différence en réalité benn rek la ki assumé bi mën na assumé bi nga gis boo demee di nga gis borom ñoo xam ay nitu diina lañu woon tey jii dara dindiwul journaliste bi nekk journaliste ba pare nekk nitu yàlla waaw ministre bi waaye ñoom ministre yi ci boppam dañuy accepter ñu leen di tuddee nitu àdduna di tuddee ñañu fekki dans les cérémonies officielles nitu diine ñoom bi mu ñëwee moom dafa assumé benn dichotomie boobu mu daal di koy dindi ba mu set daal di kii maintenant ñun li ñu xawoon jaaxal rek mooy offre politique bi te boobu ba tey loolu la ñuy xaar différente de li nga xamante ni moom la ñuy def tey la offre politique boobu lan mooy différence bi en tant que tel tey jii boo parce que doo wax ak ñi lay déglu rek doo wax ak waa daara ji rek waaye sénégalais yépp ngay waxal dans leur composante léegi yow lan moo tax sa offre war a gën bi nga xamante ni moom lañ fi am depuis toujours parce que message bi nga xam ne moom la diine yor suñ ko joxeelee niñ ko koy joxeelee day doon mbakkar feggu gu ñu am ñun ñi nga xam ne ñoo féete ci wàllu googu. mbakkar feggu mooy. mbakkar feggu mooy ñu am loo xam ne lii gars yi politique ñoom duñ ko am. lu dëgg benn tubaab dafay ma si ñëw fekk ñuy defar suñu gouvernement ba noppi waaye mu dégg suñu Abdou Lahad mi doon dajale lu mu yokkee jumaa ji déggu ko ci gouvernement bi. mu ne lu tax dugg ci ñu ne ko ab sëriñ la mu ne kon yéen du ngeen dem. nit ku mën a dajale nangami milliards ci ñaari weer. ngeen yëg ko ci démb bi di dajale te wóolewuñ ko ci biir du ngeen dem. moo tax nun ñi nga xam ne ñoo féeti ci wàllu googu bu ñu téyee ndànk liñ yor bañ yàkkamti ni muy màggee mën naa am mu am ëllëg lu mën a jariñ suñu réew loo xam ne bu ci engagement ak gem bu jotee. wax naa ko keroog bi mu njëkkee jël kàddu ca conseil économique. ne leen nun gaa ay sëriñ lañ yéen peut-être ay politiciens ngeen. na ngeen nu baaxee rek bàyyi nu nekk carotte carotte avant ñu koy togg soxna si day xonq buñ ko toggee ba noppi day xonq bu ñu añ moo couleuram bi bu ñu añee ba moom daal couleuram bi rek day xonq rek maa la ko wax ma ne léegi ñun tam na ngeen nu bàyyi ñu ñëw ci seen biir ngeen bàyyi ñu nekk sëriñu daar te ba ñu def ab politicien bu set wecc Bijou yow yaay jeexal ak oustaz oustaz li may jeexal ak oustaz yaay carotte oustaz mooy carotte li may jeexalee léegi rek ak oustaz damay ñëw ci Pape Sidi mi ngi koy soufflé léegi nii parce que gis nañ ni que boobaak léegi Tunkara télé yi kenn ku ci nekk ci ñoom ñu ngi wër ci antenne yi ñu ngi wër ci plateau yi ñu ngi waxtaanee boobaak léegi sujet bi nga xamante ne moom la Pape Sidi ak Modou Mbaye indi tey boobaak léegi ñu ngi waxtaanee sketch yi nga xamante ne remplacé na ñoom seen ay heure mais mu mel ni affaire yi dafa mel ni daaw ak léegi chaque année ñu ngi koy répété. yëf yi dafay mel ni dafay ndiru. ren dafa yokku tey ren dafa yokku de. waaw ren mu gën a yokk nag télé bu ci nekk jënd nga 4 wala 5 sketch da ngay tegle ba nit ñi ba nit ñi doyal rek nga arrêté. mu mel ni xaw ma responsable de production yi ñooy def yi fu maa tey xaw ma borom télé yi ñooy xool li nga xamante ne ñooy jiital seen intérêt bàyyi population bi li nga xamante ne ñu ngi koy jàmbat ñoom seen doxalin. wala message bi jàllul tamit. mais li may wax rek kenn déglu leen. mais tamit Bijou bul fàtte xam nga sketch yooyu te ñoom ñu ngi leen jëlal lu dul ay jour bu dul koor gi ñoom koor gi la ñu am ci jàpp ni que boobu ba tey ci koor gi lañ leen xamee ak li nga xamante ne moom mooy jeudi. ak vendredi parfois parce que vendredi ay ngoon la ñu teg bu timis passé rek vendredi bi jeex na week-end bi. xam nga léegi télévision yi dafa am benn produit boo xam ne bii extérieur li ñu koy tuddee. yaay jël say caméra filmer yët leen. ak xaalis production extérieure. waaw production. externe merci beaucoup. léegi yaay jël fi xaalis filmer ñëw jox leen. indi ay weccet nga leen ko xëpp jël sa wàll ñun bu ñu dem ci télévision yi duñu def loolu ñun da ngay ñëw rek ñu invité la nga def nangami waxtaan. daal di bàyyi. mais jéem leen xam nga yow oustaz ñu ngi leen di tuddee. waaw maa ngi ñëw nouvelle intique comme ni ñu koy waxee. maa ngi ñëw oustaz 2.0 yéen jéemu leen chercher sponsor yi nga xamante ne ñoom la ñii di indi PAD. ci télé yi di ko am ci penc mi rek dafa am kayfiye bu ñu koy dindee. kayfiye mooy. kayfiye mooy benn pédagogie bu ñu koy dindee. mooy
sëriñ bi wax na ko léegi sunu sketch yi gën naa bëri ren mais am na ci ñett ba ñeent yoo xam ne fi mu nekk changé nañu doxalin waaw xool nga leen yow xool bien sûr xool naa leen ba gis nañ ne am na ñett ci ñoom ñoo xam ne fi ne li ñuy def nii mënees na ko seetaan message bi jàll na daal waaw message bii moom seexlu wuñ ko léegi nag bu loolu yokkee ba yokk nag am na comme réew mi ku génn ci mbedd mi yëngatu ñu yëg la mën naa dem ba ñun ñu génn ci mbedd mi ñun tam yëngatu ñu yëglu mais bijou diine ji nag oui ni nii defee yenn waaw xam nga di fooyee Pape Sidi Mouhamed Lamine daa wax ne lu am solo bu setaan sketch bu ci mel mooy diine boo ko jàngul ñoom kombe ñooñu dañ lay jàngal kombeeg ma ñuq dañuy diine boo ko jàngul ba xam ko mën nga koy liggéeyal di ko yàqal loolu dëgg la du dëgg dëgg la mais góor ga daa fekk bàyyi Xaadima Jaxate ka la tëdd mu di ko bës mbaa sonnoo ci tool yi ndek fi mu bës taaba fi nekk du dëgg diine ji noonu la comme jàngoo ko soriwoo ci mën nga ciy def ndekete li ngay def nii daf koy yàqal te pourtant ku dem sax daa bëggoon a defar aywa oustaz li mu wax dafa am solo mooy ne que doxalin moom mooy tax ba leen lu nekk tegu si yoon léeg-léeg oustaz dañ ñu ko doon yéen ñi yaa ñu ko doon jàngal ne xaj léegi di nga ko fekk muy seeñu ab yax yow boo fa newee bëgg xëccoog xaj bi yax bi soo moytul mu song la waaye soo amee sa ndogu yàpp nga tegal ko ni si pegg gi mu bàyyi yax ba dem si ndawal la yow nga jël yax ba dem sànni mbalit oustaz Alioune Sall dañ koy delloo njukkal maa ngi lay jotti nag nuyoo waa Italie ndax dañ faa seetaan sa waxtaan di ci werante baax su ci man ne ma kii dafa jàng may leen ci daara ji la nekk nga leen kii maa ko jàngal oustaz maa wax la nga leen loolu loolu laa may leen ci daara ji la nekk donc maa lañ jotali seen nuyoo macha allah waa Italie waa Espagne waa France yéen ñëpp ñoom ñuy bàyyi xel si day guddi loolu léeg-léeg xam nga dafay am différence ñaari waxtu waaye léeg-léeg gis nga minuit bu jotee fii 2 heures du matin jot foofu mais ñoom dañuy toog dañu bàyyi xel ñooñu ñëpp delloo leen njukkal li ñuy delloo njukkal suñu mbooleemu tey waa kër Pape Diouf Fall oustaz Mouhamed Lamine Dramé Bijou Ngoné Pape Sidi ak Modou Mbaye delloo jukkal tamit Nina Penda oustaz Alioune Sall sunu ñawkat di Xaadim Kase fii ci fan la Xaadim Kase centre sauvegarde bu Guédiawaye da ngay wax croisement centre sauvegarde bu Guédiawaye Xaadim Kase delloo ko njukkal dañuy am léegi dañu leen bàyyi léegi ak seen vidéo du jour balaa ñuy ñëwaat waaw doo laaj ku ñu solal maag Pape Sidi ku la solal Modou Mbaye man first class Baara first class est-ce que Baara moom daggam bi jaar na yoon daggu veste la ko def waaw ndeysaan lii nag gis nga sunu ay kilifa nii lañu war a solo oustaz jël sunu ay yére sunu ay ñawkat jox leen gëdd gis nga boo demee Nigéria doo fa gis kilifa bu solu feneen fudul waa réew ma ñoom bii lañ tuddee alaaj bekaay dañuy ñu bàyyi léegi yow man attends Tunkara aussi aywa fifi tas style fifi tas style Bijou Ngoné man la vision moo ma solal Matar Vision fële ci Rue 6 Matar il a vu Nina Penda Sidi moom tey Sidi Nina Penda man maa ngi remercier Pape Cheikh Thiam. aywa waaw xam nga lu yàgg dëgg la. mbooleemu nag ñawkat yi nga xam ne yëpp ñoom ñu ngi fi intervenir leen ñoo ko ñoom El Hadj Sarr Leuz Création ñoom Mass Cooper fii ci 2 voies Liberté 6 ñooñu ñëpp delloo leen njukkal li ñuy def rek mooy léegi bàyyi leen ak vidéo du jour balaa ñuy dikkaat jeexal suñu plateau. Ini lagi handicam. dellu si waat fii si sunu jotaay tutela ànd si tak oustaz Alioune Sall oustaz yow booy faral di ne si jotaay nii ba jóg lan mooy sa mbébét bàyyi leen ko comme dénkaane. mbébét bi bàyyi leen ko comme dénkaane mooy yor ngeen benn jumtukaay bu mën a defar boo xam ne li ngeen ciy def mi ngi defar ndax xeet bi dañoo bu ñu bëgg lool télé
ñun yàlla dafa def sunu xeet dañoo bëgg télé. lu ci génn rek ñu jël. mooy waral bu ci dee génn te tàgg li leen di jox rek mu jariñ leen ñoom ñëpp kon li ma leen dénk rek mooy fii ngeen ko téye fii ngeen téye ko foofu tey wut lu ci yokk. ngeen wutee lu ci yokk rek incha allah yàlla mën naa def ngeen am benn jeexantal bu am solo. ngeen def ci xeet wi. yàlla na ko yàlla nangu. allahumma amiin loolu ñaan gi maam nag mooy rek yàlla na yàlla defar seeni mbir. defar suñuy mbir. ci def ci suñuy poos